jërë ngeen jëf mbokki téléspectateur ATV jaajëfal leen tamit yéen ñi saxoo di déglu seen rajo Lux FM 93.1 tey nag comme niñ koy faral di defee saa su ne rek ci seen émission bi nga xamante ni moom mooy banque bi tey ñu seet si nag kilifa gu am solo goo xamante ni rek moom lañ fas yéene seqal waxtaan ci li nga xamante ni nii moom mooy actualité comme niñ koy defee saa su ne rek di dalal ay kàngam ci li nga xamante ni moom mooy seen émission baa bi ñu jaajëfal leen tamit yéen ñi nga xamante ni saa su ne rek yéen a saxoo di teewlu seen télévision bi di ATV di première chaîne urbaine bu nekk fii ci département de Mbour waaye it yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy déglu ci seen rajo Lux FM 93.1 la rajo lumière muy rajo bi nga xamante ni rek tamit moom mooy leeralal askan wi lépp loo xamante ni nii lëndëm na ci seenum xel tey ñu dalal ci plateau bi ki nga xamante ni nii moom mooy monsieur le préfet Mor Talla Tine bi nga xamante ni bi mu ñëwee léegi yàggul monsieur le préfet ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay di profito ci occasion bi di nuyu seen téléspectateur ak seeni auditeur tabarkàlla mu ngoog monsieur le préfet li fi ñuy dooree waxtaan wi rek moom mooy ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum actualité bu ñu ko waxee actuellement nii ku ne xam na ni jàngoro ji di Covid 19 la ñuy waxtaanee muy coronavirus ci département de Mbour bu ma juumalee boobaak léegi nemmeeku nañ fi 13 cas naka ngay defee analyse ci li nga xamante ni moom mooy mbir moomu de. alors mbir moomu d'abord dañ ci sant yàlla parce que situation bi effectivement bi mu commencé ci biir réew mi ñëpp jaaxle woon nañ fii ci Mbour effectivement comme ni nga ko waxee am na ay cas yoo xamante ni jotoon nañ ko fee nemmeeku lu tax sant yàlla parce que mën nañoo jàpp ni depuis fukki fan ak juróom fii ci département Mbour kenn gisu fi cas bu bees loolu nag warul tax ñu war a bàyyi sunu loxo parce que feebar la boo xamante ni fi nga koy xaaree le moyen foofu lay ñëwee donc ba tax na il faut que ñëpp gën a farlu yi nga xamante ni ay tere lañ muy li jëm ci wàllu fagaru pour feebar bi bañ ñu dal ku ci nekk gën cee bay waaram alors feebar la boo xamante ni bu doy waar la parce que wax naa ko benn jour nee naa leen bu amee feebar bu gën a démocratique ci àdduna bi coronavirus la parce que ay premier ministre dal na leen ay président dal na leen ay njiitu réew dal na leen donc kon amul benn nit boo xamante ni mën na toog taalal loxoom ni man coronavirus du ma dal te comme feebar la boo xamante ni jombul kenn meilleure façon bi nga xamante ni dinañ def pour mu bañ ñu dal mooy ñuy moytu bi mooy di raxas say loxo souvent boo amee masque nga sol ko soo amul déplacement boo xamante ni bu am solo la nga toog sa kër vraiment loolu bokk na ci li nga xamante ni mën nañoo jàppale ba feebar bi ñu bañ ko am. ci wàllum aar wala xool naka la ñuy def ba gàntal li nga xamante ni moom mooy jàngoro bi ku ne xam na ni département de Mbour dëkk la boo xamante ni dafa am ñaari secteur yu am solo yoo xamante ni nii ci wàllum économie dafay bokk ci yi nga xam ne moom mooy dundal Sénégal muy tourisme ak pêche ñu gis que ni tamit secteur la yoo xamante ni nii nit ñi dem ak dikk bi dafay faral di ci am lu bëree bëri te ku ne xam na ni jàngoro ji moom foofu lay gën a mën a duggee li nga xamante ni moom mooy nit ñi ñu gis fan yee passé nga teg ay mesures yoo xamante ni nii moom mooy que ni yenn port de pêche beeg marché beeg yenn milieu yi nga xamante ni fréquentation bi dafa daan bëri ñu xool naka lañ koy gàntale mais gis nañ ni dafa mel ni nit ñi amagu conscient waguñ ci li nga xamante ni moom mooy dëggi-dëggi jàngoro ji. waaw mooy comme li ma waxoon sànq rek gis nga mbir moom bu dee day lore wala muy gaañe ñu ne la lii moo tax loolu du la lor wala du la gaañ danga war a teylu loolu ñu lay wax nga jëfe ko bi feebar bi jugee président de la république moo njëkk a jug ni am na yoo xamante ni daan na am il faut que ñu dakkal ko moo tax ministre de l'intérieur njëkkoon a jël benn arrêté pour interdire rassemblement yi ak julli ci jumaa yi ak réunion yi nga xamante ni daan nañ ko gis ci mbedd meeg yooyu yëpp ñu doxal ko ba jëmmi jamono ñu gis ni alors dayo bi feebar bi am ci biir Sénégal mu ngi doon yokk président ni tey jii il faut que ñu toog ñu xoolaat yeneen matuwaay moo tax mu jël li nga xamante ni moom mooy décret daal di taxawal li ñuy tuddee état d'urgence
état d'urgence boobu mu boole ci couvre-feu mooy diggante 8 heures ci guddi ba 6 heures ci suba kenn amul droit dox kenn amul droit génn. ñun ci sunu wàll bi ñu taxawalee ndogal yooyu am na yoo xamante ni jël nañ ko comme ay matuwaay ci biir département bi. bokk na ci ñu réglementer ni marché bi doon fonctionner ñu réglementer aussi ni quai de pêche bi doon fonctionner transport bi ni mu daan amee ñu indi ci ay coppite alors ak yeneen mais bi ñu demee ba ci biir gis nañ ni effectivement réglementation boobu amoon na ay jafe-jafe yu mu juróon parce que marché bi may fàtte ni bu dee marché central bu Mbour dañoo waxoon ni day tëj ñeenti fan ci biir semaine bi mais dañoo gisoon ni bu ubbee rek nit ñi dañuy gën a ñëw te loolu li ko waral surtout mooy que luuma yëpp dañ leen a tëj donc nit ñi il faut que ñu dem wuti lu ñuy dundee te comme marché bi da daan tëj di ubbi ñoom dañ daan profité ci bis yi muy ubbi ñu ñëw. quai de pêche bi aussi waxi nopp moo tax bi ñu demee ba ci biir ñu xayma ni war nañ cee mën a indiwaat ay yeneen coppite bu dee ci marché bi ak quai de pêche ñu ni léegi au lieu que muy tëj ñeenti fan ci semaine bi léegi nay tëj benn fan muy dimanche waaye ci doxalin bi ñu leen di permettre ñu ubbi 6 heures du matin ba 15 heures ñu tëj pour que ñi war a bale ñi war a pompe waaye malgré tout surtout ci quai de pêche bi dañoo gisoon ni nit ñi moom daan roog yëngalewuñu yaram feebar bi mu nekk loo xamante ni non seulement day gàllankoor ñoom seen wér-gu-yaram waaye day mettre en danger aussi ñeneen ñi nga xamante ni peut-être ñoom sàkkuwuñu woon loolu. ñu xayma ko xool tey jii boo demee ci quai de pêche bi am na yeneen matuwaay yu ñu jël am na ay barrières yu ñu fa teg am na équipe bu police bu fay nekk pour que ñi nga xamante ni seen activité nekkul loo xamante ni lu essentiel la ci biir quai de pêche bi. mais ba tey nit ñi ñoom ñi ngi fay continuer di dem moo tax ñu ne léegi nañu insister pour que nit ñi au moins di sol masque waaye aussi di gën di raxas seen loxo moo tax tey boo fa demee di nga fa fekk ay dispositifs yoo xamante ni dina leen permettre ñu raxas mais li ñuy mën a wax daal mooy di gën a ñaax asal ni tant que feebar bi génnul Sénégal ba dañ fi carrément ku ci nekk war na jàpp ni dafa war a def xeex bi yëfu boppam moytu yi nga xamante ni ñu ngi leen koy sant pour ñu moytu ko parce que seen wér-gu-yaram la d'abord avant muy nekk wér-gu-yaram ñeneen ñëpp. sacerdoce la maanaam ci kullu sénégalais ngir rek mu taxaw def face ak li nga xam ne moom mooy jàngoro bi di coronavirus mais ci li nga xamante ni moom mooy maanaam plan yooyu yëpp nga xamante ni teg na ngeen ko ngir rek gàntal law ko jàngoro gi mais dañu gis tamit ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum tefes gi ba léegi ak li nga xam ne moom mooy marché bi dañu constaté monsieur le préfet que ni ba léegi rumbaay yeeg mbumbaay moom ba léegi moom dafa mel ni tulleeg male ndax loolu tam am na yeneen plan yoo leen ci nas ngir que loolu mu xaw a wàññeeku bu baax a baax. foofu li ma ci wax mooy damay àbbu président rek li nga xamante ni wax na ko keroog bi muy lancé opération wu yóbbu dund yi ci askan wi parce que nee na jël nañu ay matuwaay waaye ba tey am na ñoo xamante ni ñoom faalewuñu loolu ñu jël te tey jii bu ko situation bi laajee écarté wuñu ñu tëj marché bi. confiner nit ñi pour que vraiment li nga xamante ni moom moo war pour que feebar bi dañ fi mu am parce que bu ñu continuer nii parce que tey jii ñu ngi commencé di wax ay cas communautaire donte amagul fii mais mën na am ñaanuñu ko yàlla nag mais mën na am ba tax na tey jii bu demoon ba situation bi laaj ñu tëj marché bi carrément parce que loolu lañ jàpp ni moom mooy tax feebar bi jóge fii yaakaar naa bu boobaa dañuy jël suñu responsabilité aussi def ko parce que defuñu ko parce que daf ñu neex mais dañ ko def pour sàmm askanu yëpp. junj ko léegi ci wàllum confinement total ndax monsieur le préfet jàpp nga ni mën na Sénégal attan nañ confinement total ak ndax war nañ faa mën a àgg. waaw ñun ñaanuñu ñu egg fa mooy li ma wax sànq mais day fekk ku ci nekk jël xeex bi def ko xeexu boppam su la wóoree ni boo demee marché yow la nga fay wut. nekkul loo xamante ni da nga ko soxla léegi pour dundee ko jarul ngay dem marché wala bu nekkee la ngay jaay nekkul loo xamante ni nekk na lu am solo nga toog n'est-ce pas mais da ngay gis ñoo xamante ni dañuy xëy
peut-être la ñuy def ci marché ba daanaka nekkul loo xamante ni lu essentiel la mais dañuy dem te bu ñu fa demee dañuy yokk nit ñi nga xamante ni ñu nga fa. peut-être confinement moom dina nekk lu jafe ci Sénégal. parce que dafa am ñoo xamante ni au jour le jour la ñuy taaba pour am lu ñu yóbbu seen kër pour dundee ko. mais aussi ay la yoon comme état du Sénégal am na ay jéego yu muy dox ci jàppale askan wi ci wàllu dund mën naa am bu loolu yembee te feebar bi continuer di law alors mën naa am aussi ñu jël ay décision ci wàllu woowu peut-être bu boobaa du concerner mën naa am du concerner département yëpp ak région yëpp mais mën nañu xool fa nga xamante ni fa la feebar bi gën a fësee ñu jël fa matuwaay yu mel noonu. wax ci beneen point par rapport ak li nga xamante ni tout à l'heure tamit junj nga ko ci sa biir wax muy ndimbal li nga xam ni moom moo war a jóge ci gouvernement bi dem ci ñi nga xamante ni ñoom la seen loxo jotul seen ginnaaw mën nañ ko tuddee noonu mu nekk loo xamante ni nag fu mu toll nii ku ci nekk mi ngi ci yéey mi ngi ci yàbbi naka lañ ko war a doxalee ak yu ni mel fii ci département de Mbour nan lañ mën a xaaree mbir mi mu dox ngir doxalee ko noonu ci li nga xam ne moom moo jëm ci ndimbal loolu. ni ñu koy nar a doxalee daal mooy ni ko sunu kilifa yi bëggee ak niñ ko tëralee te loolu ci àjjuma bi passé am na ndaje bu mag bu moo woote woon ñu ràññee ci maire yi ràññee ci député yi ràññee ci conseil économique social ràññee ci ñi fa toogal jigéen ñi ñi toogal ndaw ñi toogal yenn services yi ñu ràññee ci police gendarmerie loolu lu muy firndeel rek mooy que mbir mi ni ko kilifa yi bëggee mooy lépp jaar ci yoon te leer naññ parce que mbir mu mel nii bu amee dañoo xam ni am na ñoo xamante ni il faut que mbir mi gën leen a laal ba ñu egg ci jafe-jafe sax pour am lu ñu añee reere ndékki donc ndimbal mi président de la république jël jagleel ko askan bi ñooñu ñoo ko yeeyoo ba tax na réunion boobu bi ñu ko defee leeral nañ ci lu bari mbindu mi ci quartier bu nekk lañ koy defee ak ci village bu nekk te ci foofu am na ay nit ñoo xamante dénk nañ leen liggéey boobu bokk na ci délégué de quartier bi parce que mooy président comité bi wala chef de village bi mais nekk président comité bi nekkul yow la ñu jox nga war a bind war a def lépp danga ko bokk ak mbooloo ci comité boobu am na ñu fa toogal ndaw ñi am na ñu fa toogal jigéen ñi am na ñu fa toogal imam wala curé am na ñu fa toogal député yi et cetera vraiment lu mu gën a yaatu gën a baax parce que lu mbooloo bokk rek def ko pour man loolu moo gën a mën a yenu maanaa que bu ko kenn nit wala ñaari nit defee liggéey bi niñ koy defee mooy bu ñu ñëwee quartier bu nekk am na ñi nga xamante ni déjà ñooñu d'office dañ leen a jël en charge mooy ñi nga xamante ni ñoom dañ doon fayeeku bourse sécurité familiale wala ñu am carte d'égalité des chances ñooñu ñoo nekk ci li ñuy tuddee registre national unique tey jii ci suba jot naa liste yi nga xamante ni ci quartier bu nekk ñooñu déjà ñoom am nañ ñi ci des mooy ñi ñu war a tànn parce que commune bi bu ñu jëlee commune bu mel ni Sandiara wala bu mel ni Mbour ku ci nekk am na quota boo xamante ni war nga koo tànn dolli ko ci ñi ma waxoon sànq quota boobu dañuy xool ci biir commune bi ñaata quartier moo ci am ñu xool nan lañ koy séddalee quartier yooyu di bàyyi xel na quartier bi toll ci ay doomu aadama fay yeewu ñu xool aussi ci wàllu jafe-jafe dund quartier bi fan la ci toll ñu jël quota boobu jox quartier bu nekk la mu am waa quartier bi daje teg liste bi nga xamante ni ñooñu déjà am nañ ñu xool nag ci biir quartier bi ñoo xamante ni bokkuñu ci liste boobu pour war leen a mën a dolli pour que liggéey boobu ñu mën cee jariñu bu loolu paree ñoom liste boobu dinañ ko jël jébbal ko maire jébbal ñu ko ñu saytu ko xayma ko waaye li ma ci bëgg a leeral rek mooy ñun jël nañ ay matuwaay ba nga xamante ni bu quartier yi di def liggéey boobu ñun dinañ am ay ndaw ñu fa tegal dinañ am ay éléments de sécurité yu fa teew pour saytu ndax liggéey bi niñ ko defee jaadu na bu ñu demee ba def ko aussi ba pare su amee koo xamante ni mu ngi ci biir gox bi te jàpp na ni am na ku ñu bind ci liste bi te jàpp na ni moom kooku yeeyoowu ko daf koy wax préfet wala mu wax ko maire
pour que réclamation boobu ñëw bu ñëwee ñu étudier cas bi suñu gisee ni effectivement kiñ ci boolee war cee bokk dinañ ko dindi remplacer ko par keneen. bu ñu demee aussi ba toll ci wàllu joxe bi opération yi ay relais ñoo koy def armée ak police ak gendarmerie gunge leen ci ku ci nekk la nga war a am ñu jox la ko nga signé ñu jàll ci keneen def ko noonu ba nga xamante ni egg na. ma fàttali rek mbokku téléspectateurs yi yéen a ngi ci seen émission banque bi tey nag ñu dalal monsieur le préfet du département de Mbour bi nga xamante ni rek tey moom lañ fas yéene seqal li nga xam ne moom mooy waxtaan ñuy waxtaanee rek li nga xamante ni moom mooy tolluwaayu jamono ji situation bi moom moo obligé rek ñu daal di ñëw waxtaan ak moom ci li nga xam ne moom moo jëm ci jàngoro ji di coronavirus nees koy xeexe waaye it li nga xamante ni moom mooy li mu lëmbool yëpp ñu xool naka la ñuy def ba trouver ci solution loolu moo tax tey ñu daal di koy dalal rek ci li nga xam ne moom mooy ci émission banque bi monsieur le préfet wax nga ko tout à l'heure ci li nga xam ne moom mooy commune de Mbour mais gis nañ département de Mbour dafa yaatu tam ci wàllum ndimbal moom ba léegi ndax ñi nga xamante ni ñoom ñooy sama mbokki villageois yi tam nga xam ni bu ñu demee côté Tataguine côté Sessène maanaam ci ñi nekk ci village yi ci àll bi foofu nga xamante ni tam seen dund des fois dafay xaw a metti lool ndax ci tool yi la ñuy yaakaar te ku ne xam na ni ren tool yi demewul noonu foofet partage bi naka lay maanaam joxe bi naka lay demee. comme niñ ko waxee sànq rek ci wàllu Mbour noonu lay doxee Sandiara noonu lay doxee Thiadiaye noonu lay doxee Joal Fadiouth noonu lañ ko nar a tëralee Popenguine noonu lañ ko nar a tëralee ci 553 communes yi nga xamante ni jàpp nañ leen ci biir Sénégal war fa yóbbu ndimbal bi. donc mooy bu dee village chef de village bi mooy président comité bi imam bi wala curé bi wala ka fa toogal ndaw ñi ka fa toogal jigéen ñi mbooloo moom mooy taje ñoom tamit ñu jébbal leen liste registre national unique bi nga xamante ni moo concerne village bi ñu sukkandiku ci def tànneef boobu comme niñ ko waxee sànq ci biir commune Mbour wala commune Saly wala commune Thiadiaye wala beneen commune bu mu mën a doon. ñu waxaat ci benn point c'est par rapport ak li nga xam ni moom mooy autorisation yi nga xam ni tamit ñu ngi koy délivrer yenn saa yi sax ñun à notre niveau am na ci sax kenn ku ñu mës a wax ni ci rajo bi de source sûre que ni amoon na fi koo xamante ni dafa ñëw wut autorisation uniquement pour daw li nga xamante ni moom mooy diggante Dakar ak Mbour autorisation yi naka la nit ñi di def ba am ko ak lan moo war a mën a tax ñu jox ko nit ki. alors donc xam nga sànq ci kàddu wax naa ni. dañoo indi li ñuy tuddee état d'urgence ak couvre-feu état d'urgence buñ ko taxawalee mooy am na ay sañ-sañ yoo xamante ni moom la tubaab di tuddee liberté bu nit ki amoon mënatu koo am bokk na ci liberté yooyu muy dem ak mën a dem ak mën a dikk te comme dañoo dakkal liberté boobu waaye ministre bi dafa jàpp ni am na déplacement yoo xamante ni mënta ñàkk moo tax mu waxoon gouverneurs yi ak préfet yi am nañ sañ-sañ joxe li ñuy tuddee autorisation spéciale de circuler xam nga waxuñu autorisation de circuler dañ ni autorisation spéciale de circuler donc comme lu spécial la kon donc motif bi tax nga jug dafa war a nekk motif bu spécial bokkoon na ci yooyu koo xamante ni liggéeykat la boo xamante ni liggéeyam moom il faut que mu mën ca dem moom lañ daan tuddee raison professionnelle wala koo xamante ni dafa feebar wala koo xamante ni jabaram da doon mucc et cetera et cetera alors pour nga am autorisation boobu da nga daan def demande déposer ko boole ci kiit yépp yoo xamante ni day firndeel raison bi nga wax moom moo tax nga bëgg a déplacer buñ ko indee fii ñu saytu ko xool buñ jàppee ni war nañ la mën a jox ñu jox la biñ demee ba ci biir ak feebar bi ni muy gën di law ministre intérieur jëlaat beneen arrêté bi léegi dani préfet yi ak gouverneur yi ñaari motif rek moo tax ñu mën a joxe autorisation mooy raison médicale ak raison nga war a jële fii ab néew war ko yóbbu feneen yeneen yépp ministre bi moom moo jël prérogative yooyu gàddu ko fii ñu toll boo ñëwee préfecture war a demander autorisation pour raison médicale dañ lay wax ci dossier bi il faut que nga indi liy firndeel ni yow da nga am rendez-vous médical bu loolu amul alors du mën a am tey par exemple mën naa la wax ci bis bii tey
fukki autorisation ak ñett rek lañ joxe ci département de Mbour. parce que dañoo jàpp ni comme restreindre nañ déplacement yi pour nga mën a dem il faut nga indi këyit gu wóor buy wane ni ab docteur moo la jox rendez-vous pour nga war caa dem. donc maintenant Sénégal nag moom di nga gis façon bu nekk par exemple nit dina ñëw dem lijjanti taawataaw ba xam indi la këyit mais boo xoolee këyit gi di nga xam ni këyit gi alors nekkul këyit goo xamante ni gu wér la. donc bu boobaa dañ koy jël teg ko de côté. du neex nit ñi nag parce que gis nañ ni jafe-jafe dem beeg dikk bi bëri na lool am na ñoo xamante ni dañ ci am ay gàllankoor dañ ciy wax ju xaw a doy waar mais loolu defuma ko man pour lu ma neex mais dama ko def parce que dama jàpp ni loolu moo tax situation bi nga xamante ni yàlla mu ngi ñuy suturaal ñu koy dund mooy depuis quelque temps feebar bi xaw na fee sooxe pour que loolu mën a continuer ba feebar bi jóge fi parce que ci yeneen gox yi feebar bi mu nga fa bu dee dañuy permettre nit ñi ku bëgg a dem rek dem mën nga boo demee nga indiwaat ko fii bu boobaa ay loraange lay doon ci waa askan wi donc ñu leen di masaw xam na ni coono gi bëri na jafe-jafe yi bëri na mais dama jàpp ni ku ci nekk rek dafa war a accepter def sacrifice boobu pour que yàlla defal ñu ci ndam. am na aussi ay xibaar yoo xamante ne dañ koy jot am ñoo xam dañuy jéem a teggi ci yoonu suuf yi wala ñuy jéem a utiliser yeneen artifice mais nañu xam ni service de sécurité yi ñu ngi fi alors te kuñ ci jàpp vraiment daan yi nga xamante ni nar nañ la ko daan du jar risque boobu nga jëloon. fàttaliwaat rek mbokk yi téléspectateurs yi ak auditeurs yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy déglu tam ci Lux FM ak ñi ñuy seetaan ci ATV que ñu ngi dalal monsieur le préfet du département de Mbour fas yéene waxtaan rek ak moom ci nga xam ni moom mooy seen émission banque bi monsieur le préfet ba léegi ci li nga xamante ni rek moom mooy waxtaan wi daanaka ñu ngi may signaler sax li ñu dese ci ay simili daanaka ci juróom-ñett lay tollal mais juste rek benn question par rapport ak li nga xam ni moom mooy jàngoro ji wax nga ko tout à l'heure mooy que ni depuis fukki fan ak ñett jàpp fukki fan ak ñeent juróom gisuñu li nga xamante ni nii moom mooy cas positif fii ci diwaanu Mbour ñuy ñaan loolee nag mu sax dàkk ba keroog jàngoro ji di fi génn mais tey lan mooy li def li nga xamante ni moom mooy maanaam ndam loolu nga xamante ni amagum nañ ko ci li nga xam ne moom mooy xeex bi. ndam loolu biñ ci njëkk mooy yàlla moo ñuy suturaal beneen bi comme ni ma ko waxee matuwaay yi moom ba ñu waxee feebar baa ngi biir Sénégal rek am na yu bëri yuñ ci jël tey dina jafe nga dem ci yenn bëri bi te fekkoo fa dispositif lavage des mains dina jafe aussi nga dem ci yenn bëri bi fekk fa à part marché bi ak quai de pêche bi nga fekk fa ndaje yu bëri premièrement deuxièmement troisièmement nit ñi message yi ñuy lancé am na ci yu bëri yoo xamante ni ñu ngi koy jëfe mooy bàyyi joxante loxo bi bàyyi saafonte bu bëri bi waaye aussi ku ci nekk nga jël masque boo ko amee nga takk et puis boo amul loo xamante ni lu am solo la nga bañ fa dem. restaurant yi nga xamante ni daan nañ accueillir ay nit daanaka boo xoolee tey daanaka kenn dematu fa wala ña fay dem ñu tuuti lañ te restaurant yi nga xamante ni ñu ngi fonctionner ba tey li ñu leen digal mooy nañu privilégier vente à emporter. comme ça nit ki jënd dem consommer boo demee tey jii ci diwaanu Saly ak ñoomin seen benn bar daanaka doxatu fa benn hôtel doxatu fa benn restaurant doxatu fa waaye aussi ci xeex bi à part formation bi sensibilisation bi am na yeneen matuwaay yoo xamante ni jël nañ ko parce que dañoo demoon ba ci jamono ñu doon fi am ay cas yooyu dañ daan gis ay nit ñoo xamante ni ay contact lañu woon bu njëkk ba dañ leen daan wax rek nañu toog seen kër def auto confinement wala auto isolement mais dañoo jàpp ni loolu garantiruñu woon succès moo tax ñu toog ba ci biir ñu ni nañu réquisitionné benn hôtel képp koo xamante ni tey jii jàppoon nañ ni cas contact nga jëloon nañ la yóbbu foofu képp koo xamante ni da nga jugee ci biti ñëw fii nga nekk pêcheur wala nga nekk ab voyageur boo xamante ni ak foo mënti jóge dañ lay jël aussi yóbbu la foofu surveiller la pendant 15 jours boo amul benn feebar comme ça ñu mën la yóbbu fa nga xamante ni fa nga jóge woon nga dellu say kër dellu say mbokk loolu yaakaar naa ni bokk na ci li nga xamante ni mu ngi ñuy suturaal boobu léegi.
beneen ci laaj yi rek par rapport ak li nga xam ni moom mooy géej gi ku ne xam na ni tam bërki Dembo Ndiaye rek am na ñaar fukki ñaar ak nappkat yoo xamante ni ñoo nga jógee Guinée Bissau teer ci teer yu woo xamante ni jaarul yoon loolu lan mooy loon li nga xam ni mesures yi nga xam ne di ngeen ko ci jël. mesures yi mooy déjà askan wi te loolu ñu ciy profité di leen ci jaajëfal ñoom ci boppam ñoo taxaw takku di sàmm seen kaaraange ñu ànd ci ak ñoom aussi boole leen ak police ak gendarmerie pour que képp koo xamante ni bi ngay dem géej jugewoo fii boo ñëwee aussi nga bañ fi ñëw waaye boo forcé nga ñëw fii comme ay sénégalais lañ comme ñun ñëpp dinañ leen bàyyi ñu wàcc waaye bu ñu wàccee dinañ leen contrôler xool seen température xool ndax amuñu feebar bi bu loolu wéyee ñu jël leen yóbbu leen ci hôtel ba nga xamante ni moom la ñu réquisitionné téye leen foofu pendant 15 jours saytu leen bu ñu feebarul nag ñu doog a xool nan la ñuy jëflanteek ñoom parce que comme tey jii dañ ni dem bi ak dikk bi dàkk na kon ñëpp ñoo war a toog fa ñu nekk alors mais c'est pas normal que nga jugee fa nga nekk xamoo ndax yor nga doomu jàngoro bi xamoo ndax yor nga ko nga jël risque ñëw exposé ña ngay fekki aussi ci risque loolu dañoo jàpp ni buñ ko bàyyee muy woy noonu mën na jër musiba ba tax na ñu ngi xool di xayma buñ jugee ci 15 jours yooyu ndax dañ leen di bàyyi wala dañ leen di déférer ci procureur comme ça moom mu xool ba xam nan lay doxalee ñoom pour que yu mel nii bañ fi am parce que jàpp nañ ni alors li ñuy def ñun ñëpp ñoo ci war a taxaw ñoo ci war a takku ñoo ko war a respecter pour que feebar bi gaaw fi jóg. kon daal ci gàttal mooy géej gi moom ku ci jaarati ay daanu ba yóbbu ndungu seen xaj na ci. loolu kay bien sûr parce que ñoom bu ñu yaakaaree ni mën nañoo nax wala mën nañoo tromper suñu vigilance ba ñëw nañu xam ni dañuy nax seen bopp. parce que suñu waax yi ñu ngi koy surveiller askan wi aussi jàppale ñu ci bu baax. tey jii nii yaakaar naa ni mënul am kenn koo xamante ni wàcc nga ci waax yooyu te kenn du la gis te buñ la gisee dinañ leen signaler te buñ leen signaler même boo duggee ci kër dinañ la wër ba fekk la fa jël la yóbbu la nga toog fa pendant 15 jours comme ça ñu wóor ni feebaroo après nag li ñuy jëflante ak yow ci wàllu yoon ñu doog ko jëflante. laaj bu mujj bi rek moom mooy gis nañ tamit ci li nga xamante ba jàngoro ji ñëwee duggee Sénégal ba léegi ay bonne volonté ay nit yoo xamante ni yàlla may na leen aslëf ñu ngi tamit jóg di def maanaam di indi ay ndimbal tamit di la ko jébal ngir rek askan wi mën cee jëriñu muy ay gel bokk na ci ay gel septique ak ay lave-mains ak yu ni mel loolu itam séddale bi nan nga koy doxale alors ci wàllu d'abord damay jaajëfal ñooñu nga xamante ne dañoo am xel mu rafet parce que parfois sax dañuy ñëw ni dañuy dimbali préfet mais en réalité seen bopp la ñuy dimbali parce que xeex moom boo ko songee lépp luy ngànnaay loo ci war a jëfandikoo pour xeex boobu nga gaje ko rek war nga koo def te liñ ñuy indil bu ñu jàpp ni préfet moo koy jëfandikoo parce que ci askan wi lay demaat ci wàllu woowu ñu leen ciy jaajëfal et puis di ko rafetlu bu baax a baax parce que président de la république moo woote solidarité ci ndimbal yi dafa am façon yu bëri am na ñoo xamante dañuy indi ay produits d'hygiène ay détergents ay gel eau de javel et cetera am na ñoo xamante ni dañuy indi dund am ñoo xamante ni dañuy indi xaalis am na ñoo xamante ni dañuy indi ay matériels yeneen lépp lu ci ñëw am na comité boo xamante ne dañ ko tëral fii moom mooy def réception bi alors ñu wax kaka indi diw la ñu jël numéro téléphone am la mu indi ñu tënk ko ci këyit ñu signé ko moom mu xam ni lii la ñu indil ci wàllu séddale bi am na ñoo xamante ni dañoo jàpp ni ñoom ñoo ko gënoon a yelloo ci tàmbali bi muy waa service santé muy district yi nga xamante ni ñu ngi fi waaye aussi yenn service de sécurité yi muy police muy gendarmerie ak yenn service yi nga xamante ni mbooloo daan na fa dem muy urbanisme muy cadastre muy impôt et domaine et cetera dañoo jël ci produit d'hygiène yi ak ci dispositif lave-mains yi ñu yóbbu fa pour que nit ñi bu ñu fa eggee am loo xamante ni mën nañ ko jëfandikoo pour aar seen bopp. bu dee ci wàllu dund gi bërki démb laa dajale suñu comité social boo xamante ni ñi ci nekk mooy service action sociale développement communautaire et cetera ñu xayma li nga xamante ni jot nañ ko ci wàllu dund mu nekk
8 tonnes ak ñaari saaku ci ceeb. Alors ceeb boobu dañ ko décider jagleel ko fédération personnes handicapées yi, personnes vivant avec le VIH, les retraités, les anciens combattants ak les invalides ak yenn ci daara yi ñooñu lañ ko séddale. ci wàllu diwlin bi noonu lañ ko doxalee, ci wàllu suukar bi aussi noonu lañ ko doxalee. li nga xamante ni ñëw na fi ci koppar dañuy xool service yi nga xamante ni ñu ngi yëngatu ci wàllu woowu, muy police muy gendarmerie, parce que chaque jour dañoo war a dem sur le terrain. Carburant dañ koy soxla, ñun tamit dañoo réquisitionner ay oto jox leen ko. oto yooyu il faut nga def ci carburant. Parfois aussi dina am ñoo xamante ni dañ leen a war a jëli fenn confiner leen, yóbbu leen ci hôtel bi. am na ay bonne volonté yoo xamante ni jël nañ seen oto jox ñu, am na ci ñenn ñoo xam sax dañ ciy def carburant. ñu ciy profité di jaajëfal ku mel ni Contact Voyage ci biir Mbour, moom bi mbir mi taxawee rek dañu ñëw ni jël naa samay oto jox naa leen ñooñu ñu ngi koy jaajëfal. oto yooyu dinañ ci jël yenn saa yi yóbbu, wala yenn saa yi bu nekkee ci gox yoo xamante ni dafa enclavé, au lieu que ñuy yónnee oto dañ naan médecin chef bi na xool ak maire bi ñu xool nan la ñuy wutee foofu benn moyen de transport, ñu waxaale ak moom bu ñëwee ba fii ñu fay ko mu delluwaat. bokk na ci dépense yi nga xamante ni dinañ ko jël en charge ci wàllu koom-koom koppar yi nga xamante jox nañ ñu ko. bi ma ciy fësal mooy yenn saa yi nga jël ay nit dugal leen fenn ñu am ay bébé, war a am ay couche, war a am ay meew et cetera, ci loolu la ñuy jël jëfandikoo. mais nañu xam ne daal en tout cas li nga xamante ni ñëw na fi xam nañ ko bu baax, te sunu kilifa di ministre de l'intérieur chaque àjjuma wax nañu envoyé ko situation bi, c'est-à-dire dons yu ñu recevoir kan moo ko joxe ak yan nature la, pour que moom mu am une idée précise ci wàll woowu. te buñ ñu eggee ci cippaandaw ba aussi képp koo xamante ni jàppale ne dina la jaajëfal wax ko ba nga xamante ni nit ñi dinañ ko xam, parce que pour man loolu mooy li méngoo ak yoon, loolu mooy méngoo ak transparence. ñu lay jaajëfal. kàddu gu mujj gi. kàddu gu mujj gi daal mooy di gën a ñaax askan ni feebar bi génnagul Sénégal, kon nañu doon maytoo ba ñu waxee ni premier jour am na cas ci biir Sénégal, noonu la ñu war a continuer di moytu. ku ci am masque mu sol, di raxas say loxo néew, di bañ a dem ci ndajaloo yi, di wàññi saafante bi, di bàyyi joxante loxo bi. yaakaar naa ni bu ñu wëyee ci loolu yàlla mën nañu suturaal ba nga xamante ni ñu génn ci feebar bi, parce que crise bi ñu nekk crise sanitaire la, waaye dafa ànd crise sociale, parce que jafe-jafe yi bëri na te lu muy gën a yàgg jafe-jafe yooyu di gën a tar. moo tax ñun ñëpp dañoo war a ànd takkatoo, boole suñuy xel, boole suñuy xalaat, jëfee li nga xamante ni mooy liñ ñu tigtal ci wàllu kër docteur, bàyyi tere yi nga xamante ni digle nañ ko pour que yàlla defal ñu sutura ci feebar. amiin yaa rabbal aalamiin, yàlla nañu suñu borom defal sutura. ci turu ATV ak rajo Lux FM ñun tamit ñu koy gërëm ci dalal bi nga xamante ni dalal nañu ko fii ci bureau. di jaajëfal tamit mbokk yi nga xamante ni ñu ngi doon suivre seen émission bi di Bang bi, di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéen équipe bi ma xam ni moom laa àndaloon rek ci cadrage bi. Mouhamadou Ndom moom moo ci nekkoon ak Mamadou Gueye ci maquillage bi soxna Nana Ndoye lañ ci àndaloon. ci réalisation bi rek équipe bu ATV yëpp ñoom ñoo ci jàppoon. ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox incha allah dig daje beneen toon ci beneen numéro jërë ngeen jëf.